may ko mu tënk ko ci olof rek. waaw dëgg la ki ne bàyyi ñu waaw asalaamaaleykum mbooloo mi tënk bi lenn rek lay doon ndax ñun ñi toog ci salle bi yépp ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay fii ku fi toog tey consultant bi wax na ko sànq nee na jël nañu échantillon 1092 personnes mais échantillon boobu ñun ñii ñëpp suñu ay doom lañ suñu ay rakk lañu yoo xam ne dañu nekk ak ñoom ci terrain bi di dund ak ñoom loo xam ne lii xëy na bu jamono neexoon wala mu mel na mu waroon a mel kon seen place du foofu kon madame la directrice dañ la naan jërëjëf ndax yaa ngi ñu bëgg a dimbale tey ci ñun li ñu dund ba suñu wàll jeex suñu njaboot googu bañ a jaar foofu loolu dafa nekk suñu itte kon tey ku ñu ci dimbale ndax Sénégal yàgg na ñuy jàppale ay doomu aadama mais marchand ambulant toujours stigmatisé rek comme ni ñu koy wax rek loolu la ñu mës a xam kon tey bu ñu yàlla dimbalee ba tey ñu am programme bu mel nii ñun de li ñuy ñaan ñun commerce yoo maxu jaag ñamu àndaloo ñëpp mooy monsieur le ministre président de la république mooy teg programme bu ne damay créer ay emploi opposants yi taxaw ne ko créé woo te billahi ressource baa ngi fii ressource baa ngi fii ressource bii nag yéen a ñu mën a dimbale ñu jël suñu doom yi ak suñu jarbaat yi ñu jàppale leen ngeen jàppale président de la république ñu yegg fi ñu bëgg a jégg loolu rek laa amoon lu may wax. merci beaucoup donc dama doon expliquer li waral tey jii programme bi ñu tëral ko bi ñu réunir tey jii nii yépp ci ndigalu suñu kilifa suñu ministre de tutelle bi toog nii tey jii suñu wet ci ay ndigalam la ñu doxee comme ni ñu ko doon waxee. ni ko ñoo wax ni formation professionnelle bi dañ ko war a yaatal couche yi nga xamante ni daawuñu ci jot daawuñu ko dégg daawuñu ko seen loolu moo waral ni ñu jàppalee sortant des daara yi ni ñuy jàppalee migrants de retour yi wala personnes vivant avec handicap yi ñooñu ñëpp daawuñu leen laal loolu moo tax ñu ne tamit war nañu xool ci marchand ambulant côté marchand ambulant yi ñan ñoo ci soxla tamit wàllum formation xam nañu du ñëpp waaye tamit dina ci am ñoo xamante ni xëy na soxla nañuy qualification ci jeunes yi ñoo xamante ni bëgg nañu def leneen wala ci li ñu nekk bëgg nañ ñu dooleel leen ci looloo waral ñu dox ci tànk li nga xamante ni suñu ministère digal nañu ko mooy élargir offre bi élargir mooy laal fu ne dugg fu nekk te ñi ko yellool yépp loolu moo waral tey jii ñu daje fii tey jii pour lancer ko ñuy wax tamit ni que ci wàllum travail bi nga xamante ni ñu ngi koy def ensemble ñu ngi def ay rencontre boobu ba léegi benn cabinet daf ñu accompagner cabinet bi tey jii nag monsieur Ndoye mi ngi nii taxaw Banda Ndoye moo ko représenté xam ngeen ko tamit pour ñu expliquer ñu démarche bi ñuy def démarche bi dul leneen lu dul xam d'abord lan mooy seen mbébét lan ngeen soxla ci wàllum formation ñu identifier d'abord ñan ngeen pour mun a jàppale pour mun leen a jàppale identifier tamit besoin wu formation yi te ci wàllu boobu ci tànk. Représentante de monsieur le ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide, madame la directrice générale du 3FPT, messieurs les directeurs, conseillers, chefs de service, madame, messieurs les présidents d'association de marchands ambulants man nag damay tàmbale ci wolof jeexale ci nasaraan maa ngi sant ñëpp ci daje bi tey jégalu ñaari yoon benn bi mooy ci tardé bi du sama coobare maa ngi leen di jégalu bu baax parce que madame la directrice 3 heures la ma waxoon ma amoon ay xat-xat yu ma téye bureau ba xam naa ne yéen comme ni ko président waxee léegi seen jot bariwul da ngeen di bàyyi seen liggéey pour ñëw ci yu mel nii waaye yu mel nii ci liggéey bi la bokk ma leen ciy jégalu bu baax. ñaareel bi mooy jégalul suma naataango le ministre Pape Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel muy seen ministre de tutelle yéen marchands ambulants yi. ñoo waroon ànd fii tey mu am teq-teq moo tax egsiwul mais du yàgg ngeen daje ak moom pour gën a mën a waxtaan wax ji nag du gudd parce que bi ma déggee madame la directrice générale présenté li ngeen bëgg a def consultant bi leeral ko ci exposé bu gàtt bu am solo ma dégg seen représentant yi sëñ Maxuja ak soxna Ani li ñu wax jàpp naa ne comprendre nañ lu tax ñu daje fi
su ma dégloo Serigne Fall Makodou Sall ci li mu wax jàpp naa ne ñun ñëpp xam nañ li ñu fi daje xam nañ solo si xam nañ lu ñuy moytu pour que yeneen yi ñu daloon ci yële bañ a am may dalal sa xel Makodou pour wax la ne programme bi incha allahu rabbi dana am jeexital ndax yéen ñi fi jël kàddu yëpp wax ngeen ko ma ko jee wax na ko soxna Ani wax na ko yow wax nga ko président de la république moo jàpp ne nit dafa war a am métier te li ñu Sénégal li ci yëpp dañ doon jàpp ne liggéey yu bëri dañ koy def dañ koy jàng li tubaab di wax dans le tas ma dans le tas xaw ma sur le tas sax xam lu ñuy wax en bon français mais da ngay juddu gis nit di ko defee nii nga defe ko noonu doo ko jàng fenn et métier la comme métier yëpp tey boo xoolee consultant bi li mu wax ci statistiques yi nga xam ne moo am ci secteur informel ñu jàpp ne ñun suñu économie daanaka secteur informel moo ko ŋànk mais boo seetloo aussi ñi ciy dugg ñëpp ñu ci bëri dañuy dem jàng bi yàqu ñu ñëw sama mbokk bawol yi ut benn kees def ci ñaari mentalato ñetti socc commencé góorgóorlu yàlla may leen ci nag yàlla may leen ci xam-xam ubbi leen ci mais boo ko seetloo ñu bëri aussi bu ñu demee ba ci yenn yi man njaareem gi ma dëkk laa ko seetloo ñi nga xam ne ñu leen doon tudd ñu nekk ay commerçant bu ñu demee ba yàlla ubbi leen malheureusement li ci ëpp après activité bi day daanu ci sama jàngat bu gàtt li ko waral mooy formation bi mooy des même bu ngeen nekkee ci commerce parce que liggéey la métier la dañ ko war a jàng pour ñu xam ne man su ma tolloo ci kees nii laa ko war a yore su ma tolloo ci pantre nii laa ko waree su ma tollee ci boutique nii laa ko war a yore su ma tollee ci ay magasin yu bëri nii laa ko war a yore su ma nekkee industriel nii laa ko war a yore te tey ku ñu fiy tudd ci àdduna bi ci multinational comme ñu ci bëri ci comme yéen lañu démarré woon ambulant loolu nag soo ci bëggee mucc que dem ba mu yàgg nga dem bay bëgg a jóg ñëfi nërmeelu da nga koy jàng muy formation président de la république nag dafa gëm ne nit dafa war am métier ma wax léegi que ni ñu bëri ci yéen dañuy ñëw jàng seen jàng yàqu wala ñu jóge daara ja démb ñu ngi kokki ñu gis fa lu sedd xol ay xale yoo xam ni jàng nañ wàcc alxuraan di jàng métier ci ñaari semaines yi ñu jàngagum sax am na ci ñoo xam ne commencé nañu pratiquer donc ça veut dire quoi ça veut dire que ñi ci ëpp ci ñun ñii def daara man daara sëñ Mor laa jànge dañuy jóge daara wàcc alxuraan amuñu métier ñu ñëw dugg ci commerce bi jànguñu sax commerce bi donc sa économie su fekkente ne ñu mel noonu ñu ci ëpp ñoo ko ŋànk ñooñu nag dañu leen war a jox gëdd jox leen seen cër encadré leen man jàpp naa ne loolu moo waral tey président taxawal ministère boo xam ne yéen la ko jagleel loolu avancé la donc programme bi ñun dañuy ñëw lëkkaloo ak suñu naataango ministère de l'artisanat ak la transformation du secteur informel lëkkaloo ak DER lëkkaloo ak yeneen structure parce que wax ngeen ko président de la république wàccoon na ak ñun am na vision teg na ay kuréel teg na DER teg 3FPT teg ministère teg leneen joxe moyen tey 3FPT su leen mënee former ci métier yi ma gis fii yëpp c'est parce que dafa am ku ko xalaat taxawal ko joxe moyen su nasaxee nag comme ni nga ko waxee ma ko du ci ñun ñii la loolu moo tax may joxe assurance que li tax ma ñëw bi ma ko madame la directrice waxee na ko dinaa ñëw parce que franche boobu lu am solo la ci suñu économie ma leen jox assurance que ne incha allah dina egg li ci des dëgg la commerce baax na waaye ñu ci ëpp man gis naa li ngeen xam ne moom ngeen bëgg a def comme formation loolu tamit baax na man ma nekk ambulant ba mu yàgg ma ni man damaa bëgg a jàng électricité ma dem jàng électricité ñu gunge ma ci jàngal ma ko gis naa li consultant bi wax ku ci ne ci yéen ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaari te loolu départ la rek te loolu aussi ma koy rafetlu approche bi consultante ak directrice approche bi baax na tubaab day wax tout ce qui se fait pour moi sans moi se fait contre moi lépp lay def pour man te waxtaanee ko ak man defaloo ko pour man donc li ma dégg fii ngeen wax ko
consultant bi expliqué ko y a une démarche inclusive et participative pour que ñëpp bokk ci donc loolu aussi ñu ngi koy rafetlu. donc koo xam ne nii jàpp nga ne tey war nga jàngi métier yi ma gis fii ñi ne nañ dañoo bëgg a defee coiffure ñi defi restauration ñi defi leneen loolu tamit c'est important que koo xam ni tey da nga defoon marchand ambulant parce que moom rek moo fi amoon parce que jàng nga ba pare wala sa jàng yàqu na wala génn nga daara mais amuloo métier nga ñëw am possibilité tey sa état gunge la defal la formation defal la plan personnalisé mooy ku ci nekk ci ñun li nga bëgg ak li ngay def ak li nga ko bëgg a defi ak foo koy defi ñu boole la ko gunge la ci loolu xam nga duñ ne junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaari la ñuy boole rek góorgóorlu leen dañ consultant bi lu mu wax dégg naa ko baax plan personnalisé ku ci nekk ci ñun ñu xool li nga bëgg a def ñu gunge la ci tàggat la ci mais tàggat bi du yam rek ci jàngal la lan ngay defee métier boobu même boo bëggee continuer ci commerce bi wax naa lu tax nga war ko jàng war a xool nooy saytoo sa yëf mais soo bëggee jàng sa métier ñu jàngal la sa métier mais gunge la pour que nga mën a taxawal sa yëfi bopp parce que ni nga ko waxee Makodou defe naa sëñ Makhoudia wax na ko aussi tey suñu rakk yeeg doom yi dem ci mbëkk mi mais ñi ci ëpp wax naa ne du parce que dañoo amul liggéey loolu ci la am na ñoo xam amuñu liggéey moo tax ñu dem mais du loolu rek c'est plus profond que ça mais ñi ci ëpp dañuy dem parce que amuñu activité bu ñuy def fii mais loolu moo waral ñiy toog fii tey DER parce que bu njëkk ku ci nekk ci ñun da nga daan dem sa côté def sa formation après kii ñëw def financement mais président de la République moo ne DER bu ko taxawalee pour jigéen ñi la ak ndaw ñi mais jigéen ñi ak ndaw ñi pour ñu financer leen il faut que ñu am formation parce que boo ko amul tamit xaalis bi day naax saay rek donc loolu moo tax may rafetlu programme bi nga xam ni dina jël ñi nga xam ne nii bëgg nañ jàngi métier ñu jàngal leen métier jàngal leen nu ñuy saytoo seen métier boobu ba pare gunge leen ci ay organismes yu mel ni DER pour ñu financer leen te loolu mooy orientation instruction président de la République donc may dalal xel yi que phase pilote bi 1092 bëri na néew na li am solo li ma wax sama collaborateur yi madame la directrice générale que tey wax nañ lépp def rek moo des jëf nit ñi gis te bu ñu jëlee junni ak juróom-ñeent téeméer même bu ñu ci amee ñaar ñoo xam ni sax réussir nañ ci ñu wane leen ni ñii kat ci programme lañ bokkoon formé nañ leen am nañ seen métier financé nañ leen tey ñi ngi doxal seen liggéey on aura réussi mais comme ni ngeen ko waxee jàpp naa ne marchand ambulant dara gënu ko metti da ngay yóg fajar coono ba ngay daj ci marchand ambulant boo ko dajee ci njàng mi daj ko ci entreprendre def ko sa fi bopp yàlla mën na suturaal que mu dox li ci des nag yéen la li fi xew léegi day amul solo mais Makodou wax na ko defarluwaat leen ngeen bokk ndey bokk bàyyi bañ a bokk kuréel warul tax indi noonoo wala wute mun ngeen am association 1 association 2 association 3 mais yéen ñëpp ngeen xam ne yéen a bokk li ngeen di dox li ngeen di wax te jàpp naa ne y a des non alignés ñoo xam ne bokkuñu fenn mais loolu diversité la parce que borom tablier yi bu ñu àndee ak borom restaurateur yi ku ne kuréelu mais war ngeen di mën a daje ci ay plage mais jàpp naa ne sama naataango Pape Amadou Ndiaye loolu ci liggéeyam la waaye nag lu mu am volonté parce que président dégg na seen wax dégg seen mébét dégg seen xalaat moo tax mu créé ministère bi waaye loolu nag ci yéen la yéen a war a nag xam ne association beeg association bële ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def parce que ñun ñëpp nag bu ñu xëyee Sénégal la ñuy yeewoo donc ñoo bokk li ñuy liggéey du noonu nañu rafetal mën a boole association yi comme ça programme yu mel nii mën a wéy ba am jeexital en tout cas man je pourrais vous rassurer que bu soobee yàlla programme bi dinañ ko topp saytul ko suñu bopp ba nga xam ne incha allah rabbi dina am jeexital loolu laa bëggoon. vraiment ci teewaay bi nit ñi jël parole yëpp wane nañu importance su secteur bi di remercier bu baax madame le directeur général 3FPT ci initiative bi mu jël parce que effectivement soo ñun par exemple DER suñuy ibbee def suñuy appel à projet dañuy am rek ay projet yu nga xam ne nit ñi li ñuy bind mooy mën nañ ko xam nañ ko
mais bu ñu demee ba ci biir ba évaluer ba financer parfois on se rend compte que des na donc li muy def nii dafa am solo dans la mesure où dafay former nit ki déjà xam naa ne am na développement personnel am na métier donc dina am tout vraiment on va dire 50% de chance déjà pour que projet bi nga xam ne dañ ko nar a financer mu aboutir. DER nag ni ngeen ko xamee dafa am plusieurs guichets bu nga xam ne moom mooy autonomisation dama ciy dellu parce que quand même ci guichet autonomisation financé nañ ci lu takku ci ay marchands ambulants ak ay tabliers financé nañ ci lu takku plus de 500 millions génn na ci guichet boobu en direction vraiment 300 millions pardon des marchands ambulants. ci beneen guichet bi nga xam ne mooy projet 200 millions génn na projet yooyu nag c'était des projets yu nga xam ne dafa nekk expérimentation parce que quand même yéen ni nga ko wanee ci présentation bi du 500 millions doyu leen dëgg la il faut plus mais doo ñëw ci secteur bu nga xam ne xamoo ay acteurs xamoo nu ñuy doxalee nga ñëw xëpp fa alal bu nga xam ne alal boobu ñun ñëpp ko bokk. donc un bon père de famille DER dafa ne nañ def nànk nañ def attention ñu xool financement boobu naka lay muccee ci processus boobu nag nañu nekk waxuñu ne projet yëpp ay réussir parce que xam nañ ne projet yii day réussir yii day échec mais su amee échec ñu jàngat ci échec bi xam lan moo indi échec bi ba beneen yoon duñ ko def. li ma doon wax au début mooy nekk DER def na am na tey ci suba nañ doon lancer benn programme dëgg la sax. programme boobu démarré na ay activités parce que financé nañu presque 30 milliards déjà ci xaalisu 74 milliards mais dañu ko lancé pour bëgg nit ñi gën a génne seen ay projet li ñuy def nii dina permettre ñu succès programme boobu ci ay projets yi nga xam ne dina génn ci seen formation bi du waxuñu ne ñëpp ñoo nar a am projet mais ñi ci am projet mu am projet yu baax suñu experts yi dinañ ko càmbaraat aussi càmbar ko dugal ko ci vraiment circuit DER ba nga xam ne projet bi su taxawee dinañ ko mën a topp ba mu nga xam ne mu dem ci réussite li ñuy ñaan daal mooy vraiment que acteurs yi ñëpp engagé wu que profilage bi consultant bi war a def mu nekk profilage aussi bu jaar yoon parce que 1000 et quelques la ñuy wax 1092 personnes dans un programme expérimental mais yéen ay millions ngeen su ma ko nattee et loolu yëpp te du lépp du commerce kese am na de la production am na lépp donc li ñuy def nii dafa am solo parce que su réussir rek dañuy ñeme joxe encore beaucoup plus de ressources pour les marchands ambulants vraiment di gërëm madame le directeur général du 3FPT ci initiative yi mu jël nii di ñu woo ci ay activités pour ñuy xam ci lan le 3FPT nekk parce que formation bi jiitu formalisation bi nag daal di ñëw su fekkee ne am na projet et puis financement bi daal di ba nga xam ne daal suñu économie dinañ ko gën a suuxat dina gën a dynamique maa ngi gërëm ñëpp jërëjëf